téléspectateur yu ITV ñu leen di nuyu di leen ziar am mbégte dellu si fi tey jii ñu am mbégte dalal Modou Mboup nekk PCA bu Transvi naka noonu moom mooy chargé des revendications ca AFTU tey jii ñu fa seen waxtaane lépp lu jëm ci wàllum renouvellement parc automobile ndax tamit am na ay engagement ak tamit ay décisions yu ci état wu Sénégal jël moom nan la ko gisee mu nga xamante ni moom moo di Modou Mboup nekk PCA bu Transvi chargé de revendication ca AFTU ndax moom tamit ay at a ngi nii ay at yu bëri macha allah mu nekk si secteur bi mu nekk secteur bu mu xam bu baax a baax dem sax am na daje bu ministre des infrastructures des transports terrestres et des enclavements Mansour Faye doon jiite dem jëm ci wàllum lu ñu wax fonds de développement des transports terrestres fonds woowu fan la toll ak tamit lan moo des si mbir mi ndax jamono yi ñuy wax ni renouvellement parc automobile foog car rapide yeeg njaga njaay yeeg yooyu yëpp ñu jógee fii Modou Mboup di si indi yaatal ci bile émission ma lay dalal jàmm ci plateau Kennu Askan Wi fii si ITV. maa ngi lay fay El Hadj Malick Cissé di am kontaante ci dalal gi ma dalal fii di nuyu téléspectateurs yi ITV yëpp. ak rajo bi yëpp. mbokki transporteurs yi ak mbokki Sénégal yi ñuy déglu ak bitim réew yëpp ñu ngi leen di won suñu mbégte fas yéene incha allah indi ay leeral ci dem ak dikk gi. oui ba lépp leer nañ ba mu dugg ci boppu nit ñi incha allah. très bien alors démb sax ministre bi nga xamante ni mooy moo amee wàllum infrastructure transport terrestre et du désenclavement di Mansour Faye amoon na benn daje ba nga xamante ni moom la jiite woon ak acteurs yi jëm ci wàllum. lu jëm ci wàllum renouvellement parc automobile rawatina fonds de développement des transports terrestres si boobu la ndaje nag ministre bi ñëwaat na bu baax a baax lu jëm ci wàllu solo boobule fonds nag solo gi lan la ak tamit transporteurs yi nan nañ ko gisee ndax ànd nañ si ak lan moo tee li nga xamante ni moom moo di renouvellement bi bañ ko yàggee wax ba léegi mbir mi sotteegul dañuy teewlu ministre Mansour Faye ci micro Ousama Monique Sagna ak tamit Sidi Niang ñu dellu soit si plateau bi. fond bi nag bu ñuy permettre mooy da ñëw fexe ba nga xam ni accompagner les acteurs pour ñu am politique de renouvellement maanaam des transports publics fond bi dana indi ay koppar jàppale maanaam acteurs yi wala mu fexe gis ay bailleurs ak état du Sénégal ñu ñëw. maanaam dajale koppar yoo xam ni ànd ak ci acteurs yi fexe ba def les renouvellements moo xam renouvellement yi ci gros porteurs yi la moo xam renouvellement yi ci minicar yi nga xam ni ñooy dem diggante dëkk ak dëkk mu nekk nag maanaam loxo boo xam ni dana taxaw pour que la politique de rajeunissement nga xam ni ak renouvellement parc automobile nga xam ni moom le président bëgg def te def ko priorité fond bi loolu mooy njëriñam donc moo tax su ma gisee en quelques mois ñu defar ko créer ko bu commencé dox activité am dama ci am yaakaar bu baax a baax mais yaakaar boobu nag dama bëgg acteurs yi ànd ci usagers yi ànd ci ñu lëkkaloo nekk benn pour que li nga xam ni bëgg nañ ko indi coppite ci wàllum transport public loolu nekk réalité ñaan suñu borom mottali. mu nekkoon ki nga xamante ni moom moo di Mansour Faye ministre des infrastructures des transports terrestres et du désenclavement doon addu ci micro Ousama Monique Sagna ak Sidi Niang alors Modou Mboup nga nekk PCA bu Transvi naka noonu chargé des revendications bi nga xamante ni moom moo di ca AFTU alors kàddu ministre yi nan nga ko gisee. jërëjëf. kàddu yi déglu naa ko. malheureusement démb dama yeble woon ci Transvi. oui. ndax maa ngi woon ci commission réforme. mooy retiré car rapide yi màggat yi pour ñu war a am ay tata yu bees. kon ñaar yooyu dafa nekkoon sama kaw ma yeble ci woote bi. mais nag la ñu woote yi xam naa ko ndax cosaan li fekkee naa ko liñ ci doon wax yépp parce que ministre Thierno Youm moom moo ko xalaatoon bi mu ñëwee ba gis ñu jox ko suñuy doléance pour wax ko secteur bi yàqu-yàqu yi ci nekk ak jafe-jafe yi nga xam ne moo ci nekk moom en tant que avocat xam-xamam màcc ci wàllu droit mu ni lii ngeen ma wax pour ñu régler ko il faut que ñu def loi d'orientation ci biir secteur du transport
pour jafe-jafe ci nekk yépp oui ñu mën ko saafara ndax loi bi nga xam ni mooy dox ci transport bi jàpp na ni moom mënul saafara lépp li nga xam ni moom ngeen di tawat vraiment ñu gërëm ko ci mu woote woon méridien ñu daje ñun ñëpp ñu sant ci gërëm ko ci yàlla malheureusement bi remaniement amee ñu wàcce ko mën su fay dikk continuer loolu mais bi ñu ñëwee affaire bi dafa am coppite boo xam ni man en tant que nag man opérateur économique man rafetlu ma ko. ah bon waaw lan nga rafetluwul. voilà parce que biñ ko waxee suñuy jafe-jafe. moo taxoon ñu def loi boobu ba député yi wote ko assemblée. mais léegi ñoom nommé nañu conseil administration bi mais ñun ay syndicat lañ ci dégg. ay syndicat mais syndicat du acteur. syndicat day défendre ay travailleurs. kon yéen boolewuñ leen si. boolewuñ ci parce que AFTI amu ca membre. man mi PCA Transvi. oui amu ca membre. Medtrans amu ca membre. mais xanaa loolu moo tax démb. Captarans amu ca membre. xanaa loolu moo tax démb ndaje bi nga yable. parce que xam naa ni. oui mais avant ñuy woote ndaje mi avant ñuy nga dem rek nga teel. non déggoo li ma la wax. oui dafa am lu ma gàllankooroo. am lu la gàllankooroo. te loolu ci liggéey bi la bokk. très bien mooy commission retiré car rapide. oui ak Ndiaga Ndiaye. pour ñu war a am ay tata. xam nga bala nga am tata dañuy retiré sa car rapide. oui ak bari Ndiaga Ndiaye wala car rapide dañ koy retiré. donc démb ñu ngi doon retiré 23 oto yoo xam ne ñu ngi bokk ci Soppali transport ak Awali Sénégal. kon loolu 2005 ba léegi ma nekk fa. su tombee damay wax sama vice président mu dem représenté ji Transvi Méridien noonu la woon noo demee woon. parce que fële dafa am solo ndax lañ fay def ñun fekk na ñoo ngi ci. muy renouvellement de parc bi. mais su fekkee dañu leen waxoon ni leen secteur bi kat léegi jaaratul ci ay sart yu baax parce que sénégalais bu mu neex nga def transport kooku benn la même soo nekkee étranger nga ñëw fexe ba am nationalité ñu jox la agrément ngay liggéey comme ñun beneen bi ñu ni transport bi li état bi autorisé muy auto transport en commun ak auto transport marchandise dañu leen di xàmmee ci seeni papier administratif muy carte grise ak licence. waaw ñu dem ba léegi nag particulier ak taxe bagage ak fourgonnette ak oto bu mën di doon yaa ngi daw transport nu mu la neexee. maanaam li ñuy wax Guana Touba rek lañ ko xamoon. ma fa ci Alaaji Baara taxawoon na. pour jëlee ko fa. ba dugal ma sa loola ba tax tataay daw Touba. benn kon jëloon nañu pour xeex loolu. léegi mu ñëwaat Dakar léegi nekk ci. Guana ba ñëw ba Dakar mag fi. loolu yëpp bi ñu ko ëmbee ministre yum ni loolu nag kon nañuy def loi dëgër boo xam ne mooy téye transport bi. ba loolu dootul mën a am. waaye léegi bu ko taxawalee ba pare jóge fi kii ñëw ñu ànd xañ na ay directeur am xañ na dañ ko waxul li nekk. ba ñu formé conseil d'administration ba nommé ki koy jiite. ba ñu ñëw seet ñun waa AFTI waaw ñun ñooy acteurs mais Gora Khouma sama xarit la. damaa dégg ñu ne moo fa nekk mais Gora Khouma nekkul transporteur. Gora Khouma ay travailleurs la présenté ci secteur transport routier bi. mais acteurs yi mooy ñi nekk AFTI ak ñi nekk Yosef bi Mbargu Badiane jiite ñu yore camions yi. te loolu état amul lu mu ciy laam-laam lay nan waxante dëgg. parce que ku am carte grise moo la ko jox. xam nañu Modou Boum ñaata oto la am xam nañu Mbargu Badiane ñaata camion la am xam nañu Ndonga Fall Mbaye Amar ñoo ñëpp xam nañu Ndiogou Malick Dieng ñi jiite institution yi. ci transport bi. di ay kilifa ku ci nekk xam na ñaata oto nga am. waaw su fekkente ni fond boobu dañ koy jëlee ci nun di ko war koo delloosi ci nun mais yaakaar naa ni soo jëlee ñi représenté travailleurs yi dugal leen foofa. kon boole woo ci acteurs yi. te ministre ay acteurs la wax. kon Modou Mboup anam yi nga xamante ni moom nañu tëralee fonds de développement jëm ci wàllum transport test rafetlu woo ko benn yoon. non parce que dama gis ni gisuñ ci suñ bopp ñun. parce que nit ki nag fi ngay jël alalam ni ko kaay damay jël ci sa alal. parce que déjà yokk nañ tebay. oui. centre contrôle technique bi yokk nañ. li nga doon def. agrément yi yokk nañ yëpp. léegi ci nun lay jóge oto bi teembar bu mu doon taf léegi dafay yokk ci nun lay jóge pour d'accord ci fonds routier boobu pour bu tëli yàqoo ñu mën ko ci defar pour mën ci am fonds boo xam ne dootu ñu xaaj bu ñuy renouveler ñu lebal ñu ci ñuy fay. mais nga xool ñi nga xam ne ñooy leb di fay ñooy investisseurs yi. nga xool ki nga xam ne ay travailleurs la rab yi Modou bu recruté mbër gu recruté ko Ndonga recruté ko mbay ba kii Ndonga Fall recruté ko. Mbay ama recruté ñooñu. ñun ñooy patronat bi. ak ñooy ay ñoom Jibi Njaay. léegi nag nga jël suñuy travailleurs ka leen représenté. nga ni moom mooy nekk ci fonds yooyu. loolu jubul. mais quand même Modou Mboup d'accord nga que ni
lu jëm ci wàllum renouvellement parc automobile bañ ko yàggee wax ba léegi vraiment léegi dafa jot ndax soo xoolee parc automobile bi vraiment dafa vétuste naka noonu mën nañu wax ni sax si luy favoriser accident yi quand même si la bokk ndax ay oto yu sonn ay oto yi nga xamante ni dañu màgget trop kon dafa jot lépp lu jëm ci wàllum oto yi nga xamante ni dañ fi war a jógee muy car loolu sax ci kanam tuuti daan si ñëw renouvellement parc automobile bi une priorité la. priorité la lu yàgg la parce que loolu bi ko état Sénégal di wax. oui. 1992 la. yàgg na ministre socialiste. oui. étude bi yëpp ñoo ko def. ak ñun dem nañ ci séminaire yu nekk. ba juboo am sauf. parce que dama lay wax lu leer. oui. parce que da ngeen nekk si télé boo xam ni ñëpp a koy seetaan te fépp lay dem. oui. lu ñu fiy wax dafa war a leer. effectivement teg ko ci xam-xam. am na solo. li may wax nag lu ma fekke la du lu may làmbatu du lu ma laaj. du lu ma dégg. te xam-xam bi gën a mooy bi nga fekkee. jëf ci. bi ñu defee étude bi ba pare pour renouveler parc automobile urbain. ñu démarré ci. oui. léegi bi ñu paree mu des apport personnel bi nga xam ni su banque mondiale financé projet bi ñun dañ ko war a indi. mais biñ ko xaymaa mu nekkoon oto bu nekk 5,3 millions ñu ni amuñu mënuñu loolu quoi. léegi bi nekkoon léegi suñu feeraay nañ ko dugal comme muy avance mooy car rapide yi màggat yi. après non état boobu ni ñoom mënuñu jël car rapide yeeg njaganjaay yu màggat yi duñ ko jël comme 0 franc lañ koy jël alors que feeraay boobu mënuñ ci dara. Alaaji Bamba Sourang à l'époque yàlla na ko yàlla yërëm. mu ni du suñu feeraay ay milliards duñ ko mayee. ñu nekk ci bi coow mbaaloo boobu ba yàlla def 99 ñu fal Alaaji Ablaye Gueye fédération yëpp si ñu fal ko ci Dakar pour mu jiite li nga xam ne mooy région de Dakar. 2000 yàlla mi dara tawul Ablaye Wade ñëw jël réew mi. bi mu ñëwee ni woo teel ñu woo. daf ñu teel a recevoir. daal ni alors que man daal oto bu màggat daal laa bëggatul a gis ci Sénégal. te yéen seen oto yi dañoo màggat naka la ñu passé ko après ñu présenté ko dossier bi mu ne nañ ko indi ñu xool ko bu xool ko ni leen dong la ci gis loo xam ni. mënu ko comprendre parce que PCA rek la am CETUD mais léegi dafay nommé directeur ci nommé à l'époque directeur u CETUD Ablaye Wade moo ko jëkk a nommé muy Latir Ndiaye ñu taxawal projet bi mu ni apport personnel bi ñu mu nangul woon ci Abdou Diouf ñu ne amuñu ko mu taxawalal ñu Medtrans muy suñu mutuelle boo xam ne à 100% ñu transporteur yi la pour ñu jëlee fa suñu apport pour verser ko afti pour ñu mën a taxawal renouvellement bi ñu ne encore suñu feeraay bi nga xam ne mooy car rapide yi nga xam ne état da koy retiré yàq ko feeraay mu ni boobu it da koy jënd su ko jëndee moom sax ci géej gi la koy dugal jëni nen ci ñëpp yi ree Sénégal ñëpp loolu ree yaakaar loolu mënul nekk pourtant loolu moom mujj nekk mënuñ jox prime à la case à 2 millions 500 1 million 500 2 millions 1 million ci état oto bi ni mu toll commission boobu man fa la nekk depuis 2005 ba léegi mais fi mu nekk nii 7 ans ngi nii gouvernement Macky Sall joxuñu prime à la case te dagg nañu affaire yi di ñu jox ay 500 000 la ñu doon jox ba yàgg ñuy jox ay 0 franc. mais ministre Omar yu bi mu ñëwee bu xool loolu de wax dëgg yàlla kiiwul mu dolliwaat ci 200 000 mu 700 000 700 000 yooyu ba léegi bu ñu jot léegi oto bu ñëw sax amatul ay critères amatul dara. bu ñëwee rek ñu ne non authentique ba démb lii ma lay wax ba démb. si alxames bi ba démb ci alxames bi. maa ngi fa ba 13h 9h ba 13h ñoo ngi récupérer ay oto. oto bu ñëw rek ñu ne ceci non authentique 700 000. amatul 1 million amatul dara ma ne transporteur yi jëratul xula parce que prime à la case depuis 7 ans ngi ni jotu leen ko. oui waaw léegi oto bees bu génnee di nga joxe sa apport ba pare di nga joxe waat 400 et quelques mille yoo xam ne mooy couvrir assurance bi nga xam ni. mooy assurance ONAT mu metti lool. benn afti tey amatul ndey parce que état moo doon suñu ndey moo ko taxawal pour ñu yóbbu. population bi ci anam yi nga xam ne mucc na ayib ca loolu réussir nañ ko. oui den ci ñëw. alors 2400 bus. fileeg at bi di jeex muy avant fin 2021 te tamit sax li nga xamante ni mooy kilifa yi commencé nañ ko am na ay bus yu ñu commencé di génneeg yooyu alors jàpp nga ni ak lu jëm ci wàllum car rapide yi mbir mi mën na yemba ni balaa yàgg comme ñoom nuñ ko waxee. xam nga car rapide état moom dañuy xayma rek. oui ñi nga xayma woon à 2017 lañ ñu woon ñu ni waa CETUD ni 2018 bi bëgg nañu lépp luy car rapide ak njaganjaay urbain jóge fi. bañ ko waxee gars yi tàcc man tàccuwuma damaa weddi dama leen mënul ne wax ngeen ko waaye du nekk. mënul nekk yàlla dem ba 2020 car rapide ba 2021 kay oui. waaw 2020 laa oui xam nga teg yokk naa ci ñaari at man. waaw léegi ñoo ngi ci 2021.
ñu daal di neeti 2021 fii ak décembre affaire yi dana jeex. du mas a jeexul xam nañ li fi des xam naa la fa des. kon da nga bëgg wax ni car rapide jóge ni ñu koy doxalee parce que xam nga lan moo doon procès bi. oui. bii bu afti bi mooy 4 ans lépp luy car rapide jógee Dakar. oui waaw lu ñu sosoon 2005. ba léegi 2021 ba léegi car rapide yi jeexagul ñan ñoo ko tardé. fan la tardé. kon da nga bëgg wax ni car rapide jóge ko fi. non ñi fiy jógee ñu la jëb rek parqué nañu 23. bon 23 waaw mais dama leen procédure yi mooy yeex. parce que gis nga 23 yooyu ñu parqué démb. oui lu jiitu loolu parqué woon nañu ay 100 et quelque. ba léegi ñooñu jotaguñ seen oto gis nga yi ñu parqué démb. yaakaar naa ni bu gaawee ba gaaw décembre la ñuy jot seen oto yu bees. décembre waaw mais justement sax léegi dafa des. justement ñaareel bi may ma tuuti yéen itam li ngeen di xayma. di gis car rapide yi daw ci dëkk beeg njaga jaay yi foofu it yéen a ngi ci ay erreur yéen journalistes yi. déet waay dëgg la xamu leen mais war nañ leen xamal. muy lan. mooy car rapide yi nga xam ne ñoo ne ci Dakar fi mu nekk di ak njaga jaay yi. li fi nekk ci amuñu licence urbain ay junni la. te li des ci li ñu changé gul ci nga xam ne dañoo am urbain ñu war na renouveler ay tata loolu li ci des motatu 300 oto kon suñu assainiroon secteur bi. bépp oto ba amul licence ñuy la doo daw Dakar. oui. su boobaa car rapide da nga taxaw ci tali bi wala njaga njaay 1 heure de temps car rapide du la romb njaga njaay du la romb yi ci am urbain la wax. yi ci am urbain. waaw alors am na solo loolu sax daf ñuy permettre ñu def benn transition ñëw tamit si nekkinu car rapide si dëkk bi ndax car rapide am na si ñoo xamante ni moom nañu sàkku moom nañu bëgg moom nañu fonk ndax tamit biir car rapide yi ambiance gu si am ñëpp gis nañ ko chauffeur soo jéggee nga may ma wàcc. wala tamit li nga xamante ne mooy ci karam joxeel paas sa paas na ñëw ak bu nekk yeneen kàddu yi nga xamante ni apprenti yi dañ koy wax Pape Alioune Sarr demoon na seeti leen ñu teewlu reportage am. njiit yu bëri daal di wax ni car rapide yi dañ fiy jógee waaye ñoom dugg nañ sax ci biir musée. ñu mën leen a ràññee ci seen couleur jaune et bleu oto yi nga xam ni yàgg na lool duñu rouler te duñ fa fekk ñi nga xam ne mooy image joueur lutteur wala sax ñi nga xam ni mooy ay kilifa diine mu nekk symbole boo xam ne ci mi ngi am ci Sénégal ci biir nekk benn espace boo xam ne ci jafe na ngir mu am vitre ñàkk tamit li nga xam ni mooy kaaraange waaye lii yëpp taxul am ñu ko bëgg Mohamed daf ci bokk. su ma bëggee dem fii dama siy dugg yéeg normal du ma si xuloo du ma si xeex. li ma fay du bari quoi 100 francs rek léegi saam après nga fayal fukki dërëm muy 150. car rapide yi daw guddi ak bëccëg daal di jël yoon yoo xam ne ci moyen de transport yu bëri duñ fa jaar am disponibilité am tamit jàppalante ci biir Abdoulaye apprenti la mi ngi koy nettali. da leen di jàppale quoi des fois da nga gis koo xam ne foo juróom sax la yor te passe bi léegi 100 francs la foo wàcc 100 francs car rapide am na fi njëriñ trop laaxi heure bu ne lay daw day daw ba 1 heure du matin des fois. Jibi Ndiaye moom day dox di yuxu jël ay pièces d'argent di ko dóor ci oto bi ngir am lii nga xam ni mooy client lii nag nekk benn stratégie boo xam ne ci dina tax mu mën cee génn. dépasse doo sàcc agressé woo yaa ngi siy liggéey di daan sa doole di dugal sa poos loolu bu ñu ko te ñu ne ay ndaw lañ ñëpp ay sénégalais la ay citoyen lañ si li lañ yaakaar nga ko fi jëlee loolu kay kon ñun mooy maanaam ñun suñ bëgg-bëgg sax maanaam kon président bi ñun jàppale wu wala dara. gouvernement yi di dem car rapide yi di fi des mu nekk moyen de transport en commun boo xam ne ci ñu bëri dañoo wax ni dañoo war a génn ci li nga xam ne mooy circulation Dakar waaye jamono ji jafe na autorité yi ñu jëf dem ci li nu mel. Pape Alioune Sarr di la jaajëfal bu baax a baax yow ak Seydina Mbaye mi nekkoon ci caméra bi. alors noo ko gisoonoo Modou Mboup nga nekk PCA bu Transvi chargé de revendication ca AFTU alors car rapide ak ñi siy liggéey seen ëllëg la. xam nga car rapide ñi ciy liggéey loolu moom du wax. maa ngi ci njëkk liggéey. yàlla si njëkk liggéey. waaw nga bàyyi ko. nekk si leneen dégg bàyyiwuma ko ba léegi ci nekk. yaa ngi si waaw. car rapide ci laa lang. ba permis avant ma ciy lang dama nekk coxeur. wax leen ko mu leer tele lañ ne. arrêt Grand Dakar bi ci Médina. foofu laa doon coxé booba nag Grand Dakar ñetti dërëm la. parce que ñaar dërëm kooku loolu yàgg na. mais jamono doo taxaw benn place bi foofu laay toog. loolu moom dama si ànd ak état bi. dañu war di def ay jéego même afti bi ci boobu sax wax naa directeur aussi bëgg dem ci réunion bu ñu amoon
ni ko dañu projet pilote la woon dañ ko war a corriger. li ci di ay failles yëpp di ko parce que dañu war di transporter askan wi ci lu méngoo ak jamono loolu man en tant que chargé de revendication dama koy kaas clients yi sax ñu ci bari xam nañ ma. ba bu ñu amee jafe-jafe dañ may woo. parce que loolu mooy réew man nekkuma rek pour di Modou transporteur la wala keneen transporteur la alors naay xool rek jamono yi ma toogee ci télé bi di défendre wala may wax loo xam ne sama intérêt bopp la. non intérêt réew mi la ñu war a xool ak waa réew mi. waa réew mi mooy bu ñu leen di transporter nañ leen transporter ci anam yu méngoo ak jamono. fu jamono toll am kaaraange waaw fu jamono toll. nu yóbbu transport bi mu toll foofa. jamono noonu lay doxee parce que kenn ku ci nekk fi mu ne bu bi ngay sol ay jamono ci gannaaw soloo ko woon ak dàll yeeg weer yi ngay def yépp ba nga gën di avancer. kon noonu ngay avancer yow sa bopp sa bopp gën di avancer ngay changer say lal ak say néeg ak yépp nga di ko gën a moderniser. transport bi noonu la war a moom it tamit. très bien am na solo waaw mais boo ne ci car rapide laa yem man ci car rapide teraanga bu ma am ci car rapide laa ko am. yàlla ci laa coxo ci laa nekk apprenti urbain bii ba nekk chauffeur ba nekk transporteur yor ay auto urbain kon xam naa ci dara yàgg naa ci mais du ma ni nag foofu rek la ñuy taxaw. parce que teraanga yàlla moo koy sàkk di ko jox doomu aadama fu jamono toll yàlla dana fa toll teraanga ba mu méngoo ak jamono mu di la ko jox. am na solo voilà. alors lu toll si 45 000 véhicules fileek juróomi at bokk si renouvellement parc automobile bi ñu xayma ko si 900 milliards si xaalisu CFA alors jàpp nga ni lim boobule doy na ngir mën a renouveler suñu parc automobile bi jëm ci wàllum transport en commun. xam nga renouvellement dafa am nu ñu koy defee. gouvernement nag bu ko neexee mu communiquer lu ko neex. ah bon waaw waaye ñun acteurs yi. xam ngeen lu nekk si biir ay professionnels lañu ci biir transport bi. oui bu ñu déggee wax ci transport bi. dañu xam li ci mën a nekk ak li ci mënta nekk. xam nga waxoon nañ fi ni dañuy renouveler interurbain. ba président de la république ñëw wax ko am na def remise de Calais ay bis tata. oui ana bis yooyu tey ña nga ay Dakar dem dikk ak ay fu kenn xamul. ma ne keroog ci kaw tribune laa taxaw ñu ni ma mais doo fay am kàddu da mooy leen soxla ma kàddu mais gis nga li ñu wax nii. du ngeen mas a jël tata bi di ko dawal ci interurbain bi. renouvellement de parc interurbain amul. maa la ko wax amul fii laa la wax ci télé bi bindal teg. mais dina ami. du am. mësta am ca du am xamul tax dafa gëm nekk. xam nga interurbain. kenn du arrêté licence am. oto bi mooy dafa xeewi. ñun transporteurs yi seen bopp gis oto bu méngoo ak jamono ñu jënd ko ba mu remplacer boobu noonu la doon doxee moom xam nga 7 places demoon na ba dawatul mais 7 places yi fi mu nekk nii tey boo demee Mectrans mi ngi financé ay minicar ministre bi dugg na ci Ndar ba Dakar. ah loolu du nekkul renouvellement de gaare wuñu 7 places yàq ko feeraay urbain la ñuy renouveler parce que urbain à chaque fois état da koy contrôler li xaj ci dëkk bi pour éviter circulation bi embouteillage bi. mu ni tant de oto moo foofu la demande bi toll kon war nañu am tant de oto urbain. limité licence foofu bu loolu matee muy taximètre yeeg ak car rapide yëpp dañuy limiter seen licence. bu fekkee dëkk bi màggaat na bu màggaatee ñu ni nañ xool xayma ci demande bi la ñuy calculer ni nañ ci yokkaat tant de car. kon licence urbain la ñuy limiter. mais licence interurbain kenn du ko limiter am na car am na bus. am na taxi am na minicar. très bien mais bu fekkente ni oto bi xewi na su demee ba mën a client yi bëggatu ko léegi nag su ma indee bis boo xam ne climatisé la. ak minicar yooyu nga xam ne ñu ngi daw boo marisé climatisé la Mectrans moo koy financé. loolu fi la misure mooy dem ba borom 7 place boobu bu mënatul am dara day taxaw. mais le problème mais quand même le problème Modou Mboup mooy am na oto yoo xam ne xewi na seen nekkin tamit da ngay ree ba tas te ñu ngi continuer di daw. di yegg tamit ay nit xam nga loolu di dem dëkk ak dëkk. xam nga loolu tamit. yàgg naa di ko wax ni leen état bi nag foog mu jël nag ay matukaayam ndax état day nekk état. kon état day seet. waaw dafa war ni. transport en commun. mayetuma benn oto bu dépassé 20 ans di daw transport en commun. day walaa bal mais oto bu am 40 ans 50 ans. di daw bu ñu tollee defar encore tappalaat. dëbb daa ñu dem ba questionnaire bi ko doon liggéeyatul pièce neuf am nga dem ba pièce occasion bi pour nga ba gis ko sax xam nga fi mu nekk nii boo amoon berle camion berle mu paan. wallaahi bala nga am pièce boo ci def. doom ju góor a ko gën a yomb. voilà léegi nag état foog mu jël responsabilité kat bu oto bi bu amee 20 ans dañ koo war a renouveler.
mais nag ci kaw transporteur bi man ko renouveler boppam ndax transporteur bi tamit dootul gagné ci oto bi dara mais état dafay encadrer transport bi parce que ay acteurs lañu ay acteurs de développement lañu bu ko defee mu yor seen kaaraange appliqué ba nga xam ni dana mën a gagné dara parce que projet AFTU bii nga gis dañu doon oto bi boo amee cinq tata ci projet bi ni ñu ko tëggee soo dawee 5 ans war nga mën a jënd benn oto bu bees ci sa xaalis yow. boo transporteur bi ci li ngay gagné. te loolu moo taxoon ñu jox la ligne bi. mais est-ce que loolu mu ngi am. mënta am ndax ligne bi nga exploité kalandoo bi fekk na la fi saret bi sax bu ko neexee ñëw jël ci fukki dërëm yóbbu ko loolu taxul woon mu jóg bu ko dee transporteur bu gagné dafay daal di renouveler benn tata. teg ko fële tas ko pièce détachée pour yeneen kaat yi dem indi benn oto bu bees. noonu la ñu tëggee projet bi mais bu fekkee encadrement bi ñu leen waroon a encadrer ba transporteur bi mën a gagné dara. ba man oto bi chaque fois mu mën a dem jënd oto bu bees dugal ci réseau bi. loolu li fekk amul oto yi màggat yi di dow parce que tata yi ñu renouvelé woon ñu ngi nii dañoo màggat ba dee. mooy yanamaar yi King Long yaa ngi nii mënatuñu dem ba fi mu ne moom ñu ngi koy def renouvelé ñu programmé na AFTU programmé na. ba wut financement bi ba ñu war a changer King Long yi. très bien kon ñun ñoo ngi góorgóorlu. alors mais état daf ñu war a encadrer ay autorités yu mën a encadrer ay transporteurs. dañu mel suñuy autorité dañu yaakaar ne ñun du ñu ay support de développement. mais ñun ñooy numéro 1 ci support de développement. kon boo nekkee autorité da nga war a encadrer sa opérateur économique réew. am na solo pour sa réew mën a dem. am na solo ma fàttali suñu mbokk téléspectateurs yi ñu ngi dalal Modou Mboup nekk président du conseil d'administration de Transvie et chargé des revendications à AFTU. alors Modou Mboup ci wàllum accident yi. d'accord nga que ni quand même oto yu màgget yi bokk na si luy favoriser accident yi. benn facteur aggravant ba nga xamante ni day tax accident yi tamit mën a yokk suñ xaymawee at bi nga xamante ne génn ñu xayma lu mat juróom benn téeméer nit yu ñàkk seen bakkan ci wàllum accident loolu dafa bari chiffres yi nga xamante ni moom nay faral ci am accident bari na mais quand même d'accord nga que ni am na si ay accident yi nga xamante ni nekkinu oto yi loolu bokk na si lu koy favoriser. accident lu toppul oto bu màggat. waaw mais quand même mais quand même oto bi aussi nekkinam dafa am solo. sécurité oto bi quand même accident moom bu ñu koy natt. waaw loolu moom mais quand même loolu tamit am na solo. am na solo xam nga lan moo tax est-ce que bokkul ci facteurs yi. oui waaw déglu rek dañ leen ni oto bu màggat bi. maanaam accident xam nga code de la route nekkul néewul ni du am. mais su amee ci oto bu bees bi ci la mu nekk ay moyens de risque. moo tax ñu bëgg oto bu bees. parce que bu dul loolu bu dee oto bu màggat xam nga léeg-léeg gis oto boo xam ni maa day tali bu accidenté ñëppay dee. ndax màggataay bi. foofu rek lañ ci wax waaye nag ni oto boobu nag mooy jur accident bi déedéet oto bees bi accident man sama oto accidenté na ci màggal. ban màggal. bi gën a bees ci samay oto. bi gën a bees ci samay oto mujj a wàcc. moom la chauffeur bi dawal ba bëkk ñaari particulier dañoo fuuti côté APH bi Bambey. ah. lu mu lay oto bi daa amul frein ci oto bu bees boo xam ne garantie am jeexagul. mu ne oto bi dafa amul frein. oto bi ba léegi mi ngi daw am na chauffeur bu koy di ba yóbbu ko Touba. chauffeur bi mi ngi daw ci ligne bi ba léegi 37 bi gisuñu fu am frein kon daw lu bari la. excès de vitesse. excès de vitesse la. daw loo mënta contrôler parce que dañuy jàpp ni léegi chauffeur yi léegi ñu ci bari nag xamuñu oto. loolu it foog ñu wax ko mu leer. oui. xamuñu oto xam nga am permis mën a dawal ak xam oto benn ca bu oto nekkee chauffeur bu fekkee da nga nekk chauffeur oto dawal mooy sa métier da nga war a jàng oto. mais pour jàng dawal rek te doo jàng oto bu ne ci yéeye ngay dëkk. waaw parce que dawal sa particulier jëm fi nga jëm ba yegg droite dafa yomb kooku mën na dawal rek bañ a xam oto mais chauffeur tudd chauffeur di yor camion di dem réew ak réew dëkk transport en commun la même chose da nga war a am xam-xam ñun bi ñuy jàng dañu jàng oto. dañoo jàng oto ba pare door a ñëw ci code de la route jàng ci pour door a mën a dem passé ji permis mais yow oto boo ko yor pare sax doo xam ni paan nga musiba ñëw. bu oto yëngoo bu dara yëngoo doo taxaw xam loolu li yëngu lan la nga daw ba sa ruu wekk ko wala sa pneu toj. loolu yëpp dafa bokk ci koo xam ni oto sa métier la nga xam loolu mais chauffeur yi léegi man damay am ay chauffeur yu paan ñëw xam li ñu paan mais damay am ay chauffeur yoo xam day ñëw paan du ñu xam lu ñu paan. mu wóor na kii. xamul dara kon chauffeur bi nga xam ne day ñëw ni la nangam laa paan nga dem fekk loolu mu la wax mooy li nekk
kii ñëw na la ma ne sama oto bi daa am lu yëngu nga ne lu yëngu. xamu ko. mais kon ñaari chauffeur yooyu du ñu benn. te ñun en tant que ay transporteur lu ci nekk dañ équipe bi dañ ciy xam dara. alors Modou ñu ñëw tamit léegi si kaaru tata yi AFTU nga nekk chargé de revendication ca AFTU vraiment des fois tamit ñu gis leen si tali bi yenn chauffeurs yi di daw ñu mu leen neexee njëkkante bi ligne ak ligne ku si nekk di njëkkante ngir bëgg njëgg àgg sa morom loolu tamit wax nañ ko waxaat mais teewul mu ngi am ba léegi beneen cas bi moom mooy gis nañ aussi si tata yi dañuy yeb ba mu fees dell nit ñi di am ñuy lang ba pare tata yi di wang est-ce que loolu tamit jotul ngeen initier ay coppite comme bus Dakar Dem Dikk yi nga xamante ni nit ñi suñ si duggee tant que bunt bi tëjuwul chauffeur bi du mën a départ. waaw loolu wax dëgg la. ñun ak Dakar Dem Dikk. ñoo bokk benn convention bu ñu signé même jour. président AFTU signé ci convention boobu. devant le ministre Mamadou Seck. présidence. Christian Salvi signé à côté de Dakar Dem Dikk. Alassane Ndoye syndicaliste xam ni moo ëpp lu mu représenté ci travailleurs du transport routier yi. mu signé à place de chauffeur. pour dàqe boobu waratul mën a am. parce que dàqe boobu dañu doon bañ ci car rapide yi. lan la chauffeur yi doon wax dañ maa sas versement. ñu ne non kon réforme bi moom amul sas ñu jox la ligne ngay daw. am na ci nag ay transporteur yoo xam ni ci biir renouvellement de parc bi ñoom it ñi ngi jalgati li ñuy jalgatee mooy parce que chauffeur bi bu amul xaalis ci ligne bi nga di ko sa morom dafa laa ëppalee 10 000 dafa laa ëppalee 5 000 da ngaa liggéeyul mun a nekk ci chauffeur bi waaye mën na bañ a nekk ci moom. waaw parce que boo taxat ñu ni secteur bi bu ñu def renouvellement. dañ koy def professionnalisation du secteur du transport. bu ñu nee professionnalisation mooy sama classe gi comme Bergu Badiane comme Mbaye Amar comme Ndiogu Jëm comme Ndonga Fall nga xam ne dañu lang ci oto ba car rapide ba am permis ñooñooy professionnels yi. xam nga ñooñu duñ def loolu mais bu ñu nee amateur nag mooy ñi nga xam ne dañu gis rek di oto mi ngi daw transport bi neex na leen ba moom lañ doon commerce wala ñu nekk moodu ñoom xaayi la ñuy wut ci secteur bi. te tollootuñu foo xam ne nag. état bi dafa war a jël ay responsabilités am. secteur du transport du ku mu neex rek nga jóg ñëw dugg ci pour di ci wut xaalis. bu ko defee nag yàqu-yàqu yooyu ak accident yu bari yooyu ak désordre boobu ñooñu ñoo koy indi amateur yooyu. loolu depuis may dama di ko wax mais mënuma ko réussir. te loolu moo ñu indil jafe-jafe ñun. mais léegi nga di sa bopp kii de la manee 5000 parce que kooku point la gis nga oto bi mën na départ ci ligne bi dem yóbbu 30 000 yow nga topp si moom nga dem yóbbu 15 000. kon ça dépend. waaw ça dépend ci point bi ak client yi. jamono ji voilà kii mën na dajeeg client mu yéeg di wàcc. kii mën na daw. très bien loolu noonu la. mais bu fekkee nekkuloo professionnel yow da nga daan chauffeur dafa liggéeyul. dafa liggéeyul. c'est pas normal ça. alors Modou Mboup ci wàllum kaaraange ñi nga xamante ni ñooy yéeg si oto yi. comme lu ma la ko waxee léegi oto yi dafay yeb tata yi dañuy yeb ba mu fees dell. am ñuy taxaw si bunt bi mais loolu quand même est-ce que jotul vraiment kaar yi. waaw xam nga loolu suñu yabee nombre rek ñu tëj. mu bañ a am lang quand même. non lang bi c'est interdit. c'est interdit. waaw mais est-ce que jotul ngeen def comme Dakar Dem Dikk nu muy def. non déggoo li ma la wax may la convention bi. dama dugguloo ci détail yi. mais dina la ko détaillé léegi. parce que ñaari question nga laaj ma tontu benn bi. très bien. Dakar Dem Dikk la ñu sant seeni chauffeur ñu ngi koy def ñun nag côté boobu liñ ci sant suñuy chauffeur defuñu ko. parce que dañu ni chauffeur bi bul ubbi bunt bi en tant que taxawoo ci arrêt bi. te it bul taxaw fu dul arrêt bu jël client fu dul arrêt bu ko wàcce fu dul arrêt. loolu la ñu signé convention boobu. mais loolu respecté wu leen ko respecté wu leen ko Dakar de léegi nag question de respect la respecté la Dakar Dem Dikk dañ ko respecté ñu respecté wuñu ko. mais ñoo bokk. te yéen ngeen bokk signé xaatim convention bi. voilà très bien ñun dañu jàpp ci convention bi nga xam dañ ko signé. ndax dañu dem sax bi ñuy jëli oto yi Thiès ñu gis ñu chauffeur bi dañ ko defal bouton pour muy ubbi buntu arrière bi. oui chauffeur bi ñu jox ko porte avant bi di ko ubbi. après ma ne ah non. ci yàlla mi ma may ma xam urbain ndax lu ma wax bu ma ko waxee xam-xam transporteurs yi kilifa yi ñooy appliqué. man damay indi sama xam-xam ak samay revendication teg bu jaadoo rek kilifa yi transport bi daal di appliqué autorités yi fekk ñu ci. may leen comme dañ ni oto bi bala muy ubbi bunt bi na taxaw balaa muy départ na ko fermer kon nañ ko jox ñaari porte yi ci kanamam muy ubbi arrière di ubbi avant. mais bu dee receveur bi day ubbi mën nañoo ñàkk a yëgoo client mën a daan. vraiment ñëpp ñu di dëgg la indien yi daal di modifier bouton yi daal di def benn bouton jox ko chauffeur bi muy ubbi arrière di ubbi avant nga xam ni moom balaa départ tëj buntam
bala koo ubbi taxaw kon léegi yomb na mais lu tax respecté wuñ ko clients yi tamit am na ci part de responsabilité. muy lan. waaw ndax demoon nañ ba def porte yi vitesse boo xam ni soo taxawee suñu escalier yooyu ndax clients yi dañuy lànk bañ a pousse clients yi tamit ñu doy waar a ngi ci escalier bi la ñuy taxaw wala pour bañ porte bi fermé ndax tàngoor bi pour air bi kon daal responsabilité yi daal lu garaaw les responsabilités sont partagées kon am na si ay lu garaaw a garaaw am na si ay clients yu waaw transport ko client bi ci wow moo gën a garaaw luy garaaw ci àdduna taxaw gis nga dafa amoon benn loquet boo xam ne dañ ko defoon ci porte bi pour loquer ko mu bañ a kii client yi dañ doon ñëw loquer ko ba xam ne bu chauffeur bi bësee bouton bi loquet bi moo koy bloqué bu ko defee appareil bi day toj nga def di appareil 250 000 ko ay clients ñoo def loolu li ñu clients yi xañ ci loolu nga def unité ñu jaay ko 250 000 appareil bi nga xam ne moo yóbbu porte bi di ko ubbi di ko delloo bu ñu bësee loquet bi da doon mujj éliminer loquet yooyu ndax clients yi dañ ko doon wàcce ndax bañ porte bi fermé xam nga nit ci tamit dañoo sàmmul seen sécurité parce que lu ñuy def yépp ci loolu seen sécurité lañ ci taamu mais nit ki boo ko dee wutal sécurité te moom li insécurité bi la bëgg day doy waar ca yilifoo ko léegi Modou ci wàllum surcharge yi des fois sax ñu gis ay situation yoo xamante ne yu tendu la ñu dégg ay situation yu doy waar ci biir li nga xamante ni moom moo di tataay entre góor ak jigéen sa siyonteeg ndax yëpp xataay bee ak tamit kii dafa nekk sama ginnaaw ay frotté maanaam daal da ngay dégg ay kàddu yu doy waar loolu tamit mu nekk li nga xamante ni nit ñi dañ koy nemmeeku ci bus tata yi est-ce que surcharge bi aussi jotul tamit ngeen wàññi ko. waaw dama ni bu xante nag li ci afti réussir Sénégal dañ ko ci di war de gàcce ngaalaam. maanaam rang yi ngeen di def ni suñuy dugg si tata yi dama ni. mais man si biir laay wax de. waaw ci biir rek fépp ci am. ci biir oto bi dafa am droit dëbu. xam nga nag dañuy sukkandiku ñun dëbu bi du ñun état la. parce que partout dans le monde. oui. boo demee seen car urbain dafay am dëbu dëbu mooy boo ñu la nee bus saa yi ñu la ko tuddee ci carte grise bi mooy oto bi de ñi ciy taxaw moo ëpp ñi ciy toog suñ nee mini bus la comme ñun ñu ne la oto bi de ñi ciy taxaw moo ëpp ñi ciy toog code de la route loolu lay wax loolu lay jàngale foofu bu fekkente ne rek dañ ne car ci carte gi ñu bind ci car wala mini car ñu ni bu waree yëpp 50 personnes bu yebee 51 personnes surcharge na bu amee accident rek assurance mën a dagager responsabilité am muy minicar bi muy bis muy car bi. mais bu dee ci bis rek dañ la wax ni la lii am na dëbb waaye kooku nag ci biir urbain bi rek la ko mën a def. xam nga bu ñuy dem Touba wala ñuy dem Tivaouane nombre la ñuy jël. oui waaw nombre la ñuy jël. parce que kenn mënul taxaw fii ba Tivaouane wala Touba loolu nekkul interurbain moom toujours dafay am nombre de places. bu ko defee ñu ni la léegi nag buuxante boobu ñu fi lañu ko fekk te ba léegi mi ngi fi du ci afti dong la am. amoon na ci Dakar dem dikk amoon na ci saxaar ya jamonoy saxaar yi xam naa boo fekk da tuut tànk nga saxaar yi da daan dem ba nga xam ne porte yi du mën a fermer fi bu la rek dañu demoon ba jël militaires yi ñuy garder porte yi ndax ñu ci lañ ci doon la nga ko def lu nekk nan waxante dëgg nga dem ci boulangerie ba nit ñaa nga fay buuxante góor ak jigéen ñi nga dem foo xam ne fi sax tey Youssou Ndour koy dëgg nga gis nit ñi buuxante loolu buñ ko cité ci afti gi donc mais sësante bi nga xamante ni dafa indi coow ci biir tataay la sësante bi ak yooyu dama ni bu dee góor gi nga xam ne daa bañ a sës jigéen na fi bàyyi oto yi bu dee góor jigéen ji nga xam ne daa bañ góor jigee ko na fi bàyyi oto yi loolu oto yi moom loolu ji tikkiwul dara ci ay maanaam si nit ki la daal waaw ci nit ki la li la yitteel nit ñaa ngi tappaloo ci góor ak jigéen ñaa ngi tappaloo ci mbedd mi mel nii xaj ak mbaam te dugguñu ci tata dugguñu ci usine dugguñu feneen ñoo ko créer seen bopp yooyu moom wax la joo xam ne daal xaj naa dañ ko wax rek pour yàq afti bi mais loolu moom fi la ñu ko fekk ci fi la ñu koy bàyyi ku nekk yaay sàmm sa bopp du lislaam dafa ni rek alors bu la jigéen riisoo rek yaa ngi ci kii déedéet parce que da ngay dugg mu dugg am na foo xam ne fii nag vraiment diine da koy nangu mais yow yaay xam sa valeur yow effectivement nga am yoo bañ ba pare maîtriser sa bopp quand même waaw am yooyu bañ parce que bu fekkee ne jigéen ji nga bokkal ci oto bi ak góor gi moom nga yebale yow góor gi jigéen ji moom it góor gi mu bokkal oto bi dend ak moom ak dend ak moroom bu jigéen la yemale vraiment du sentir loolu am na solo waaw du sentir loolu kon daal loolu daa da soxlaam sa muy doxi dugg ci oto bi loolu na sentir loolu très bien bu sentiree loolu rek
leneen yoonam du ci nekk. am na solo. voilà alors Modou Mboup lu ñu desee si ay simili bëriwul ñu ñëwaat tuuti cëm ci wàllum conditions yi nga xamante ni ngir transporteurs yi mën a bénéficier wu ci minibus bokk na si lu ñuy wax agrément ak tamit lu jëm ci wàllum critères financiers ak tamit crédit bancaire alors conditions yi nga xamante ni la état wu Sénégal teg yooyu la conditions ay conditions yu diis la wala da ngeen di sàkku jamono ji nga xamante ni moom na leen di laaj ñu wàññil leen ko wala. waaw xam nga fi mu nekk nii lépp dafa yokk. question bi nga mujjee bu am solo la. oui boobu bokk na ci sax li tax ma sawar pour toog fi. xam naa sama président sax bu afti moom mooy woon nii xam naa ay dégg-dégg lu oui mais na xam ni maa ngi ci studio bi. xam nga ñu tax yi dañ koy fay normal. fi mu ne yokk nañ tembari yokk lépp. pourtant paas yokkuwul. te gis nga réew yi ñu wër noo ci gën a seer gasoil. waaye fu ñuy fay fukki dërëm ñoom 100 francs lañ fay fayiku moo tax boo gisee tey Maliens yi mën a wàcce camion ci 150 millions bu bees ñun mënuñu ko parce que ñoom li ñuy fayiku ñun duñu ko fayiku soo demee Burkina Faso tey seen biis tracteur yi ñooy renouveler seen bopp. bu amee 200 dañ ko réformer jëndaat oto bees parce que tracteur bu ne bëgg oto bees waaye day fekk moom rendement ñu dañu fayiku paas bu néew di jënd pièce détachée bu seer. di jënd carburant bu seer. ba pare amuñu kaaraange ci suñuy autorité lu neex waaye def ku neex nga concurrence ñu ku mu neex nga tardeel fii ne bu neexoon benn xele police bi mu taxaw arrêté sama oto tardeel ko wàcce client yi. pourtant loolu mi ngi am ci afti bi oto bu yëpp 40 personnes 50 personnes benn xele police taxaw di ko këgeetloo ci lu ko neex oto bi am yëpp pièce mu jàpp ko tardeel ko wàcce client yi est-ce que kooku am na responsabilité ci réew mi wala kooku bëgg na réew mi parce que taneem rek la xool amul tani bi da koo sol rek pour def lu ko neex day am seen kilifa yi lu ne la ñuy daj ci ñoom. mais mënuñu leen a régler comme ñun nii suñu savour yi rek lu ne la ñuy daj. gis nga Sénégal nit ñi lañu war a defar. nit ñi Sénégal yàquwul. Sénégal manqué wul xaalis. Sénégal manqué wul liggéey. Sénégal moo ëpp liggéey ci réew yu nu wër. mais organisation bu baax dañoo amagul. yar nit defar nit. foofu la ñu war a jublu bu ñu bëggee développer suñu réew foofu defar suñuy jikko. Sénégal jikko yi dañoo yaxeet dèjà murit laa feeñ na ci màggal gi démb màggal Tuubaa bi am na ñoo xam ne tey su ma amoon ba sëñ moo taxa am dama leen di fekk seen kër rendi leen ndax la ñuy def sëñ Tuubaa bëgg ko yàlla bëgg ko bi bëgg ko nga ñëw di ko def ci màggal di ko manifester jaaduwul ñun ñu di ay taalibe di nekk bëgg a def ay murit saadix nga xam ne dañoo bëgg lu sëñ Tuubaa digle ñu ne ca bu ñu gisee lu mel noonu ku koy def di mbubbab taalibe ñu rendi leen la ñuy bëgg parce que da nga xam ne dañuy taasal suñu nit ñi yàqu foog ñu defar leen. kon daal maanaam jikko yee yàqu nit ñee yàqu. Sénégal nit ñi yàqu mais Sénégal yàqu. Très bien alors en 30 secondes comme ay at a ngi nii macha allah sa xam-xam màcc wàllum transport gis nañ frontière Sénégal Guinée ubbiwaat nañ ko ginnaaw ba nga xamante ni Alpha Condé mi fa nekkoon fin septembre atum 2020 la tëjoon ba Doumbia ubbiwaat lu ne mel jël décision boobule alors gis nañ tamit wàllum oto yi transport yi Sénégal Guinée ñu doon tëddee. si sa gis-gis réouverture bi loolu nekk na benn avancée majeure ginnaaw si wàllum koom bañ si ñàkkee lu bëri diggante ñaari dëkk yi. waaw Guinée ak Sénégal dañuy. maanaam ni ma ko mën a tuddee ay seex lañu. ay seex yi bokk ndey ak baay lañu. diggante bi toujours dafa war di rek tax dem ak dikk gi di yomb. Alpha Condé nag li ko daal yéenewuma ko ndax wax dëgg yàlla suñu xarit la xaritu Transvie la fonkoon Transvie la wax dëgg yàlla. fonkoon Transvie la waaye loolu nag comme ki fa toog delloo si waat na loolu dañ ko ci sant seen ñaan jàmm nag di am Mali di am Guinée réew yi ñu wër yëpp ak àddina bi sax ñuy am jàmm waaye réew bu ngeen frontière yoo ay seex ngeen bu ay amee rek ñaari réew yëpp ñoo ko yëg ci wàllu koom-koom ci wàllu dem ak dikk am na solo man lay gërëm baax di la sant mu nekkoon Modou Mboup PCA bu Transvie naka noonu moom mooy chargé des revendications à AFTU di association de financement des transports urbains moo nekkoon tey suñu gan si émission Kennu Askan Wi mbokk téléspectateurs yi tamit amul seen fay ñu leen di gërëm baax di leen sant Ndiaga Seck moo nekkoon ci réalisation bi ci wàllum son bi Torodo ak Aziz Thiandoum ci caméra yi Moussa Fall ak Angèle ba altine incha allah ñeenti waxtu.